waaw jërëjëf président defe naa matale na li nga wax leer na ci askan bi waa di wax rek ne aussi ñi nga xamante ne ñi ñoom ay éléments de sécurité la ñuy wax ne moom la ñuy wuyoo aussi ñu bàyyi di dem ci bitik yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi di liggéey ñu di leen seet di leen laaj ay xaalis ak di demee noonu donc loolu doon na lu nga xamante ne lii rafetul aussi si ñi nga xamante ne ñi dañ leen tuddee ay éléments de sécurité di wax rek ne ndenaat ku ne xam na ndenaat fi mu tàmbale ak fi mu jeexee képp koo xamante ne ci da nga jógee sa quartier wala nga jógee Ndëngaañ wala nga jógee Mbengeen wala nga jógee Daagu Daan di dugg seen ndenaat si heure boo xamante ne bi heure boobu mooy heure bii nga xamante ne moom la ñu muy 9h ñuy bañ képp koo xamante ne ci ku dox muy couvre-feu bi heure boobu ku jox pour dugg ndenaat éléments yi ndenaat yi day ñoom ñu ngi ci ndenaat yëpp ñu ngi circulé ci ndenaat ku fi dugg dinañ la jàpp ñuy ñaan dëkk bu fekkente ne da nga jóge ci quartier yooyu nga fexe noo mën a teggee boo jaaree yoonu Kourwa baax na boo ko jaaree aussi ci tali Ndëngaañ ba aussi loolu baax na mais li ñuy bañ mooy nga ñëw dugg biir ndinaat bu pare ñu jàppale nga indi ay problème ci ñi nga xamante ne ñi ñoom ñoo la jàpp lii peut-être mën na bañ a am Ngaparou mën na bañ a am Daagu Daan mën na bañ a am feneen mais ndinaat am na fi donc président ak ki nga xamante ne ki moom mooy représentant délégué de quartier bi muy Issa Kébé gis ngeen li nga xamante ne ni wan na leen que ñun ndinaat fii ay kayit yu wóor la ñu yor kayit yoo xamante ne yi ñii li ñuy def caaxaanuñu si muy kuy def lu bon bu fekkente ne aussi dugg nga ndinaat jàpp nañ la dinañ la teg si ñi nga xamante ne ni ñooñu lañ la war a yóbbu muy wàllu yoon bon di leen wax rek ne leen ne ndinaat organisation bi nga xamante ne bi moom la daan Covid bu 19 fii ci ndinaat daan Covid boobu ñoom ñu ngi xeex ci lépp loo xamante ne lii muy ci wàllu masque yi muy ci wàllu raxasu yi ak ñi nga xamante ne ñi aussi mooy tukulóor yiy jóge ci biti di ñëw di dugg ci ndinaat tukulóor yooyu aussi ku fiy dugg si dinañu xool ba xam yow nan nga fiy dugge ak nan ngay génne booy dugg di nga raxasu di nga sol masque aussi boo solul masque di nga génn ndinaat donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm et di leen wax rek ne leen ne mënuñu jeexal te gërëmuñu Yoff TV mënuñu jeexal aussi te gërëmuñu Yoff Média TV mënuñu jeexal aussi te gërëmuñu suñu mag yi nga xamante ne ji moom tout le temps mu ngi am liggéey bu am solo boo xamante ne ji mu ngi koy def ci Facebook bi muy El Hadji Sanandir vraiment liggéey bi ngay liggéey di ko jële ja yóbbu si diaspora bi ñu ngi lay sant di la gërëm di wax rek ne leen ne Yoff kontaan na ci yéen ndenaat kontaan na ci yéen Sénégal kontaan na ci yéen diaspora bi kontaan na ci yéen bon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen joxe dig daje aussi si beneen mbir mu demee nii jërë ngeen jëf. waaw léegi yow Issa en tant que coordinateur waaw bon dama lay laaj ci mesure barrière yi waaw disposition yi ngeen jël par rapport ak test population est-ce que yore ngeen thermoflash am ngeen thermoflash. waaw pour le moment nii thermoflash am na fi boo gisee démb sax avant-hier bi nga xam ne sous-préfet ñëw na fi surveillance bi nga xam ne moo ne woon fii si porte bi bërigo bi nga fa woon pour détergent yi lu ñuy raxasoo ak lépp thermoflash ba aussi mu ngi fa woon Doudou Badiane ni moo ko yor moo nga xam ne mooy responsable du comité de santé bu comité de gestion bi. Et d'ailleurs bon ça prouve que bon le sous-préfet est témoin que thermoflash boobu ñoo am nañ ko moom lañ doon utiliser te bu ñu bëggee aussi mën nañ leen ko wan on dispose d'un thermoflash boo xam ne bi aussi moom la ñuy skiwee d'ailleurs loolu lañ utiliser bi fi mi nga xam ne sous-préfet mu ngi fa woon donc comité de gestion bi mu ngi benn thermoflash boo xam ne bi mu ngi ak le chargé du comité de santé du comité de gestion waaw. léegi par rapport à délimitation des ndenaat. waaw dañu bëgg a xam ndenaat fu mu yem. fu mu déparé ak fu mu yem. waaw côté est ouest nord sud. waaw effectivement parce que délimitation ndenaat bon képp ku xam nga ne bon ñun man à notre niveau bu fekkee dañuy délivrer ay
certificat de domicile ou quoi que ce soit pour pouvoir délimiter notre quartier ñu ngi ko jàppe fa nga xam ne mooy tali bi nga xam ne mooy départage Tongoor ba kii boo gisee moo dem ba côté frigo jaar noonu même frigo si boppam mi nga xam ne frigo Ahmed la ñoom c'est des Ndénatois te parce que si Ndénaat lañ bokk géographiquement donc ñun suñu dëkk muy commencé Ndénaat mu ngi commencé si tali bi ba jëm ci biir c'est-à-dire mooy li nga xam ne moo ñu partagé ak Tongoor waaw. Ah, ok, merci. Jërëjëf délégué de quartier. Bon, léegi le dernier mot. Donc surtout aussi si délimitation boobu moo tax toujours aussi ñun à notre niveau moo tax am na loo xam ne suñu mbokki tongoor yi nga xam ne aussi suñu délimitation foofu la yam terewul am na une certaine collaboration boo xam ne bi quotidienne lépp loo xam ne aussi dañ koy liggéey mu dox si diggante Ndénaat ak Tongoor. Là je vous rappelle que on est toujours en collaboration avec seen délégués de quartier yi pour que dara ban ñu échappé si li nga xam ne mooy fi ñu toll si liggéey et quel que soit le domaine ñoom aussi vraiment dama leen di remercier si collaboration boobu nangu entre nous waaw parce que mënoon ne bon délimitation am na ñu ngi seen côté ñu ngi suñu côté bon dara du leen concerné alors que on est tous concernés parce que ce qui se passe li ñu mën a liggéey rek mooy li fi ne léegi comme ni mu tifagee di def ak ay kii mu da di mbéy mu tout ça toujours dañuy collaborer ak man pour dara bañ a échappé ci li nga xam ne moo fi toll fi mu nekk nii daal waaw donc moo tax ñun aussi lépp loo xam ne dafa nekk suñu diggante à partir du centre si jàkka ji ba jëm ba tali ba on fera tout pour que ñoom qu'ils se sentent toujours Ndénatois pour que ñu sentir seen bopp ne si dëkk bi lañ bokk daal donc loolu daal c'est à rappeler quoi waaw. Merci encore une fois délégué de quartier. ñu ñaan rek mesures yi naka gars yi. waaw surtout loolu El Hadj damay fexe aussi comme ni ko Youssou Ndiaye waxee léegi nii ñun waa Ndénaat si seen bopp dañ leen amal ngërëm parce que dañ leen amal ngërëm surtout population yi ak xale yi surtout parce que nekk si loo xam ne sa bànneexu bakken la mooy dundin wenn wi nga xëy rek ñu ne la bul génnati sa kër wala fii nga yem fii nga yem neexul gaa xam nañ ne neexul quoi xam nañ ne neexul mais dañu bëgg rek ñu xam ne rek lépp pour ñoom lañ koy defal parce que tey jii waa Ndénaat li may wax ni sana c'est très important waa Ndénaat tey jii suñu liggéey ñun dañu sentir ne mu ngi dox quoi parce que ni ñuy liggéey boobu ba léegi xam nañ ne am na amélioration waaw mais bu fekkonte ne tey jii nii ñoom jàppalewuñu wala déggaluñu suñu liggéey du dox donc man dama leen di remercier population Ndénaat bi parce que neexul nit nekk si loo xam ne mooy bànneexu ba kenam nga génn ki si nii quoi loolu du yomb mais ñoom toujours dañ ñuy may loolu damay wax ne jox nañ ñu respect trop waaw lépp lu ñu man waa Ndénaat si jàppale ñu rek nañu gën a jàppale li ñu jàppale comme ni ko Youssou Ndiaye waxee léegi xam nañ ne ñu ngi ñuy jàppale quoi sincèrement xam nañ ñuy jàppale. xam nañ ne ñoom ñu ngi ñuy jàppale vraiment quoi ñu ngi ñuy jàppale bu baax ñun amul ñu dul di sant population Ndénaat xale yeeg góor yeeg jigéen ñeeg ñëpp ak képp ku fi yeewoo nekk Ndénatois rek ñun dañ leen di sant waaw dañ leen di sant bu baax parce que bu ñu nangalul woon suñu liggéey du baax mais fépp fu ñu àgg rek ñoom ñoo ñu fa àggal waaw donc réew vraiment damay tenir à ce que waa dëkk waa Ndénaat xam ko seen bopp dañ leen di sant bu baax parce que gis nañ ne daal liggéey bi ñuy liggéey nii surtout si feebar bi ne ak surveillance bi xam nañ ne mu ngi jur dara waaw mu ngi jur li nga xam ne moom la si doon séntu mais comme ni ko Youssou Ndiaye waxee aussi du yem fii dinañ dugg si kër yi dem si kër yi lépp loo xam ne lii lu baaxul wala lu jaadul la lu ñuy utiliser vraiment ñu xam ne vraiment si loolu moom dinañ si dox ñu jàppal ñu suñu leneen lépp lu ñuy def rek pour ñoom la daal vraiment ñu ngi sant waa dëkk bi bu baax surtout waa Yoff ñu aussi waa Yoff lañ leen di sant parce que li nga xam ne moom lañ doon wax tey yii nii bëgg nañ mu law fépp waaw bu boobaa Yoff nekk na nga xam ne moom lañ bëgg bu continuer di ko mel waaw dégg nga loolu dafa am solo waaw foog mu mel na nga xam ne moom léegi du fa mel ñu bëggoon mu mel ko quoi am na solo trop. ok jërëjëf Issa délégué de quartier vraiment yaa ngi jouer ce rôle et fonction délégué de quartier vraiment ñu ngi lay gërëm jërëjëf encore une fois. Youssou Ndiaye bon en tant que président comité de gestion Ndénaat ton mot à dire soit en wolof wala en français parce que affaire bi day jël tableau bi naa ko jël armoire bu ñëw ba li quoi armoire bi moo ñëw quoi day fekk armoire bi laay bañ a fekk sa gaaw ce dernier mot par rapport ak
waaw donc Elhadj ginnaaw bu ñu la nooyoo gërëm la ci disponibilité bi sa engagement ci quartier bi engagement personnel di ko rafetlu di rafetlu pertinence su liggéey bi xamante ne moom ngay def ci dëkk bi kontaan nañ ci trop donc comme ni nga ko waxee ñu ngi fii tey Ndenaat di wax lu jëm ci suñu plateforme bi nga xamante ne moom la fi comité de gestion Ndenaat instauré ñu koy wax Ndenaat daan Covid 19. fii ñu taxaw nii tey mooy siège social bi ndax gravité épidémie bi boo xamante ni ku si ne da nga war a constant ci say effort maanaam les gestes barrières yi nga xamante ne moom la fi ministère de la santé dogal muy am continuité ñuy mën a toog fii di évaluer di xam nañ la ñuy aborder l'avenir donc si loolu la ñu ne créer benn plateforme boo xamante ni toutes les forces vives de Ndenaat ñu ngi ci biir di gën a rafetlu di gën a gërëm suñu frères yi muy les anciens militaires yi ak les militaires en activité maanaam ñi nga xamante ni dañuy liggéey ci wàllu force de sécurité et de défense bi nga xamante ni mbir mi toll na fii lañ xam ne kenn mënul dem te wàllu sécurité amu si ñoom ñu ñëw ci pilotage u adjudant chef Birane Mbengue ànd ak les anciens militaires di sillonner dëkk bi jour et nuit pour sécurité maanaam sécurité boobu nag lañ ci jublu mooy bu ñu nee sécurité rek premier volet bi sensibilisation la donc sensibiliser na nit ñi pour wax leen ne képp ku si ne am na y a des heures permises yoo xamante ni loolu boo ko weesoo amatoo droit génn ci mbedd bi waaw sensibiliser nañ ci mais comme ni ñu wax rek parfois mu am ñoo xamante ni dañuy violer loolu waaw te xam ne xeex bi la ñuy xeex mooy wàllu sécurité surtout boobu dafay am parce que maladie bi ni muy propagé woo la donc ñoom li nga xamante ni moom la ñu instauré nit bu fekkente ne mënoo wax mu dégg dañuy passé beneen étape mooy vraiment jéem leen déppal bu wóor parce que loolu gën a lu ñu mais day dem ba mu sës fi parce que la waral loolu nag ñu man ko mooy plateforme bi bu mu jógee ñu installé comité de surveillance boobu dañ dem ci kii de droit maanaam ki nga xamante ne moo représenté l'administration ici à savoir madame préfet waxtaan ak sa moom xamal ko li nga xamante ni moom lañ soxlaa ci dëkk bi ci wàllu sécurité mu rafetlu ko lool rafetlu ko engagé wu pour jàppale ñu jàppale bi it dañuy boole ñi nga xamante ne ñoo yor loolu muy force de sécurité à savoir la gendarmerie et la police boo xamante ne bu ñu gisee ay cas suspect wala yu demee noonu ñu mën leen a woo ñu jox ñu ay éléments donc plateforme ñooñu comité de surveillance bi dóoruñu deferewuñu kenn mais loolu mbiram état la dafa am palier boo xam ne bu fa tolloo rek ñoom dañuy jël yébal buur mooy xam lan lay def mais comme ni ñu ko waxee rek dëkk bu ñu la ko joxee da ngay boole ñaar yëpp maanaam da ngay baale da ngay jël commencer maslaa ak nit ñi expliquer leen les mesures barrières waxtaan see ñoom gën leen sensibiliser mais bu fekkente ne nag en retour appel yooyu nit ñi toppuñu ko da ngay jëm a jël ay mesures draconiennes teg ka te foofu lañ toll. fi mu ne li nga xamante ne mooy instauré nañ ko ci dëkk bi day doon loo xamante ne duñ ci dellu ginnaaw pour le bien des populations parce que bu fekkonte ne yow la ngay def ci yow rek lay yem doo impacté keneen garaawul mais loo xamante ni yow da ngay lor sa boppa lorab jàmbur mais loolu àq la loolu nag bu ci naree am ñu taxaw xeex loolu la ñu bëgg daal mooy appel la bu ñuy lancé waa Ndenaat de façon générale ñëpp waaw mooy li nga xamante ne mesure mi plateforme bi jëm fu ñu leen teg ñu jëm fa teg lu ñu leen sante ñu jëm ko def loolu nag am nañ ci yaakaar bu baax parce que tey mission bi nga xamante yàlla daf ñu ko dénk fii ci dëkk bi ñi nga xamante ne ñoo tax ñu koy doxal muy waa Ndenaat vraiment jàpp nañ ci bu baax a baax jàpp nañ ci dooleel nañ ci mais nag ñaax du ñàkk
te lii pandémie la te li nga xamante ne bu demee ba président de la république jël décret ne léegi guerre laa ne te guerre nekkatuma président général laa ne ñoo xam ne loolu garaaw la donc loolu ku si ne da nga war a aar sa bopp aar sa dëkk boo aaree sa kër aar dëkk bi désormais dootuñu nangu vraiment mbedd mi en dehors de ta maison ngay génn si dëkk bi loo dul def sa kër nga koy def sa mbedd mi dootuñ ko accepter waaw loolu moom nous saurons être exigeants sur ce plan mooy képp koo xamante ni dafa violer interdiction yoo xamante ni moom lañ ci kii la ñuy man rek mooy jébbal la buur gën a lu ñu ndëkk buñ laa yegg foofu ñu xam ne suñuy rakk la ñoo fi ne ak suñuy doom ñu jéem a conformé wu si li nga xamante ni moom la ñu tëral waaw loolu daal mooy woon wax ji en attendant ñu posé question aussi par rapport ak mesures yi est-ce que yéen actuellement am ngeen thermoflash pour mieux contrôler par exemple ñi nga population yi ñu fiy dugg quoi waaw loolu wax nga lu am solo loo xamante ni plateforme bi am na ñoo xamante ni dañuy liggéey ci wàllu santé loolu si wàllu santé nekk si biir plateforme bi nga xamante ne kii jiite wér goowu mooy Doudou Badiane bi taxaw sama wet lépp loo xamante ni dafa jëm si wàllu santé ak nguy génn ñoom ñoo gérer wàllu mbir boobu ñu nekk loo xamante ni ay nit ñu am taxawaay si ñi nga xamante ni dañu am problème santé fii si dëkk bi waaw liggéey bu metti la parce que ñoom en dehors de leur de travail mën nañoo wax ne sax amuñu vie de famille mais ñu ngi jóg di jàppale nit ñi si seen ay coono di leen jëm a soulager di profiter di wax rek loo xamante ni dama ko fàtte woon a souligner maanaam xam nga nit bu fekkente ne dañu toll si mesure yu mel nii moo am état d'urgence am couvre-feu nécessairement dina am ay malade dina am ay jigéen yoo xam ne dañuy soxlaa matu ak yooyu mais disposition yooyu yëpp jël nañ ko y a des numéros yoo xamante ni joxe nañ ko fii waxtaan nañ ci ak bàjjenu gox yi ñi nga xamante ni ñoo yor wàllu santé buñ tolloo foofu dinañ am ñoo xamante ni moom la ñuy mën a woo ñu jàppale leen si loolu bu laajee ñu yóbbu leen si poste de santé yi ñu yóbbu leen bu laajee ñu yóbbu leen hôpital ñu yóbbu leen hôpital donc loolu daal mu ngi fi ñu xamante ne feebar moom kenn mënu ko planifier luy dabe la mais ku mu dab aussi am na ñoo xamante ni war nga leen mën a woo dinañ la mën a jël yóbbu la dans de très bonnes conditions te doo si kii wax kenn daal donc loolu loo xamante ni suñu comité de santé bi ñu ngi siy taxaw à bras le corps daal. merci président jërëjëf wax ji rafet na bon léegi dama bëggoon parmi les comités santé bi mu am ku ñëw wax par rapport ak cette disposition. voilà loolu comme ni ñu ko waxee rek muy plateforme bi ay division la boo nee sécurité am na ku ko yor boo nee santé am na ku ko yor wàllu organisation ainsi de suite donc tegal nañ lépp sur place li nga xam ne si jéem si wàllu santé la Mamadou Joolaay bi moom moo yor wàllu santé donc moom technicien la à la matière moom dina mën a développer sur le plan technique li nga xamante ni moom la ñu mën a instaurer fii mën a aar ñi donc di la gërëm sa disponibilité vraiment El Hadj merci beaucoup. merci président Jo en tant que Doudou Badiane Samb en tant que président comité santé bi lu mu bëggoon xam par rapport ak mesure barrière yéen sur le plan matériel ndax vous êtes bien doté par exemple ndax am ngeen thermoflash moo nga xam ne kooku mooy premier élément nécessaire en dehors de raxasu bi bon ma lay laaj ba xam ndax côté boobu ndax am ngeen ci ay éléments. ok merci maa ngi remercier monsieur Sanane au nom du comité de santé de Ndenat maa ngi gërëm ñëpp. waxal bu baax. ci wàllu santé ci lay mën a développé di ci wax li nga xamante ni moom lañ ciy liggéey par rapport ak Covid 19 bi. Covid 19 bi nag li ñu ciy jàngale mooy le changement de comportement changement de comportement bi ñun foofu la ñuy gën a liggéey avec bàjjenu gox yi
ak association yi ñuy dugg ci kër yi di def porte à porte pour mën a respecter les mesures barrières donc fu nit ñi nekk di raxasu di utiliser les gels loolu daal moom la ñuy jëkk di jox suñu population bu ñu gisee ne nit feebar na ndëkk dinañ ko taxaw discrètement li ñu ci war a def dinañ ko def ay thermoflash dinañ ko utiliser en cas si personnes yi nga xamante ne dañu commencer ressentir ay symptômes su ko defee on travaille avec l'ICP bi ne fii après ñu yëgal ko au niveau de Philippe Maguilène bu ñu jógee foofu ñoom ñu coordonné xool nan la ñuy kii mais actuellement on touche du bois ñu ngi sant yàlla amaguñu benn cas à Ndenane loolu ñoom ñu ngi koy sant yàlla ci quartier Ndenane amaguñu fi benn cas mais on a pu envoyer quelques-uns en confinement mooy ñi nga xamante ne buñ jógee ci yeneen diiwaan si yeneen gox yeneen dëkk ñëw ci dëkk bi bu ñu ñëwee dañ leen di seeti waxtaan ak ñoom yóbbu leen en quarantaine pendant 14 jours yàlla def nañ am na ñuñ ci yóbbu woon ñooñu def nañ seen séjour au niveau des hôtels dem nañ ba ñëw macha allah amuñu benn cas positif donc loolu dañ koy sant yàlla c'est pourquoi ñuy gën a ñaaxaat nit ñi ñu gën a respecté waat les mesures barrières c'est tellement simple raxasu bu fekkente ne da ngay dem ay milieux yoo xamante ne mu amoo fooy raxasoo nga am sa benn alcool gel nga koy utiliser boo ñëwee nga raxas say loxo loolu daal la ñuy jàngale ci dëkk bi di si sant bàjjonu gox yi nga xamante ne ñooy wàcc si terrain bi ak jeunes dëkk bi di dugg ci kër yi di leen informer loolu daal lañ amoon di wax ci côté santé di remercier ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. ok merci Jo wax ji rafet na donc ma jël contact yi fii contact yaa ngi nii ñi nga xam ne leen soxla kii yaa ngi nii léegi nag ci biir ça tire à sa fin Arona moo yor sécurité bi moom mais chargé de communication yow dégg nga la fenn. non baaxoon naa ko wax dégg. ah mais tu as bien dire mais président naka woo. Sam. Sam nee na père ñaa ngi fi ça va bien. Moussa. waaw. et Daoud dama lay jël ah oui. Communication. te communication dafa am solo ci wàllu. ton mot à dire par rapport à l'événement et surtout par rapport à la rencontre d'aujourd'hui. waaw ñu bëggoon nga wax sa xalaat ak sa bu nga gisee ndaje. waaw ndaje tey bi donc ñu baal ma si masque bi ma dégg di dindi parce que bu ñu gën a mën a déggante ndaje la boo xamante ne aussi li nga xamante ne moom mooy couche Ndenane yëpp yi yëngatu si li nga xamante ne moom mooy xeex feebar bi ñoo fi daje parce que nekk na loo xamante ne defe naa ne bi mbir mi commencé ba tey Ndenane mu ngi ciy yëngatu mu nekk commission boo xamante ne dafa juddu rek ci biir comité de gestion bi nga xamante ne moo nekk di gérer Ndenane ñoo gis ne ci biir couche yëpp ci Ndenane ñu ngi fi parce que soo xoolee en dehors de tey ñii li nga gis fi say muy wàllu comité de gestion bi muy les frais muy les notables les imams les anciens militaires les militaires en activité ñi nga xamante ne ñoom ñooy bàjjenu gox yi ñoom it ñu ngi ci biir comité bi chaque jour ñu ngi fi ñi nga xamante ne aussi ñoom ñooy les jeunes représentés par l'ASC ak association bi ñu tuddee AJDEN di ay jeunes yoo xamante ne ñu ngi yëngu ci loolu boole ci aussi Ndenane 2019 di ay kuréel yu bëri yoo xamante ne ñoo fi daje pour wane seen bopp ci taxawu Ndenane ci xeex feebar bi fi nekk xeex bi boo seetee tey gis nga ci am na ci ay masques yoo xamante ne ay masques yoo xamante ne tey ñu ngi koy joxe waaw ñu ngi koy joxe ci dëkk bi
loolu nekk na loo xamante ni ci représentation jeunes yooyu lu bëri ci ñoom la jógee AJDEN def na ko fi Ndenaat 2019 def na ko fi ak yi nga xamante ne aussi itam jëlee nañ ko ci ay bonne volonté pour wane ne liggéey bi dañ ci nekkoon ñooñu nga gis ne sax ci wàllu boobu nga ñuy liggéey gis nañ ne dëkk bi tey foo jaar ci artère yu mag yi di nga fa gis ñu teg fa ay check point ay bidon yoo xamante ne dañ ko defar pour nit ñi bu ñu ñëwee ñu war ci raxasu ak lu ni mel ay xale dëkk bi aussi ñoom ñoo initié loolu boole ko seen xeex ci li nga xamante ne mooy feebar bi ci biir dëkk bi bu ñu ko defee aussi itam gis nga matériel nañ ko am na ci ay buntu kër yoo xamante ne sax gis nañ ne dañ ko def parce que mbir mi sotti seeg def la du ne initiative bi dafa nekk ci kaw base bi suivre ñu mais dañu bëgg lépp loo xamante ne dañ ko def aussi ci kaw base bi mën ko suivre te base bi aussi itam def naa ne couche yi ma la wax baax nañ ci parce que booy xeex dara muy xale muy jigéen dañ ci am solo te bu bàjjenu gox yu ñëwee xale yi nekk ci def naa ne à moitié gagné la rawatina nag li gënoon yokk motivé pour tey bi moo jëm ci li nga xam mooy liggéey bi nga xam te mu mucc ayib bu les hommes de tenue di liggéey El Hadj Sana damay wax ne ñun waa Ndenaat dañu amee njukkal ñi nga xamante ne ñooy les hommes de tenue ak ñi ñu àndal di liggéey parce que bu fekkente ne man ak sama njaboot dañu tëdd di nelaw ñoom ñu ngi bàyyi seen lépp nekk ay pères de famille comme ñun di wër dëkk bi di xool li nga xamante ne moo fiy dugg ak li nga xamante ne jaaduwul dama koy wax buñ ne dañu def couvre-feu xale yi gaa ñooy génn waaye ñun mag ñi ñun ñoo leen war a encadrer ba seen génn boobu mu mën a dakk te bu fekkente ne yow itam dafa nit dafa ñëw ne la demal toog sa kër sa kaaraange man ma gérer ko wallaahi da nga war a kontaan te dem jéem ko dooleel mais malheureusement bi ñu commencé ba tey dañ ci gis ay cas yu bëri mais terewul en tant que responsable ci quartier bi dañuy dem waxtaan ak nit ñi wax leen ne leen idée bi ak li nga xamante ne moom lay def lan moo ko tax a jóg parce que ñoom ñi ñu toog seen kër tey jii ñu ñëw fekk leen wala génn ci mbedd ñu leen génn dem leen toog ñuy riposter xamuñu ne ñooñu ñoom la ñuy liggéeyal parce que yow yaa ngi dem yaa ngi ñëw soo demee ci biti yi gàddu fa loo xamante ne mara day taali doomu jàngale bi topp la boo demee sa kër dugal ko fa yaa ngi arrêté wala stoppé li nga xamante ne moom mooy liggéeyu nit ñi parce que tey ku ñu am cas suspect sa kër defe naa ne ñëpp la ñuy jël jàll boole leen quarantaine leen te boobaa liggéey du am pour pare yooyu nag moo tax ñu bëgg wax ne dëkk bi nañ ko teg ci anam yoo xamante ne ñëpp dañuy topp ndigal topp li nga xamante ne moom mooy ni ko autorité waxee ni ko waa santé waxee pour que ñu mën ko respecter beneen bi mooy surtout moo wax ko ci wàllu bi nga xamante ne moom mooy wàllu dem beex dikk bi guddi gi ñun dañu organiser suñu quartier mais malheureusement am na ñoo xamante ne ci yeneen quartier lañu jógee di dugg suñu biir quartier te ñooñu aussi war nañu mën a def une harmonisation ak yeneen ñi nga xamante ne nekk ci yeneen quartier yi pour que lii nga xamante ne moom la ñuy xeex ci Ndenaat ñoom it ñu mën ko xeex seen quartier parce que la somme de loolu yëpp mooy andi sécurité pour village bi donc loolu aussi day tenir que ñu wax ci ñu xam ne ku jóge ci beneen quartier dugg ci biir Ndenaat am na organisation bu fa nekk duñ la bàyyi nga dem parce que loolu dañ def te liñ ci am solo nag moom mooy waa Ndenaat bu ñu la jàppee dañ la teg ci loxoy yoon parce que li ñuy def dañu ci demander avalu autorité yi muy le sous-préfet muy la brigade et autres ñoom lañ ciy liggéeyal donc bu ñu fi téyee aussi itam du waa Ndenaat ngay jox xaalis mais ci yoon ngay fay parce que dañu dégg aussi itam ne am na ñoo xamante ne ñu ngi dox ci du ma wax di accuser kenn ne dafa am ñoo xamante ne nekkuñu gaa Ndenaat bokkuñu ci suñu comité bi nga xamante ne ñooy def sécurité di jàpp ay nit di leen laaj ay xaalis ne naan noonu boo ngay joxe temps pour boo leen demee fële say ñu bàyyi leen ngeen bañ a dem ci kaw bal bi dem mooy yooyu ay yàq lay andi moo tax aussi itam il fallait que ñu wax ko nit ñi xamal na leen ne loolu waa Ndenaat nekkuñu ci anam yooyu ñiy yore sécurité Ndenaat nekkuñu ci anam yooyu donc nañ ñu jàppale ñi nekk ci yeneen quartier yi ba nga xamante ne li ñu bëgg ci Ndenaat ñu mën ko respecté bu ñu ko respecté ci Ndenaat respecté feneen ci Yoff aussi itam bu boobaa dëkk bi li nga xamante ne moom mooy maladie bi ak yeneen jóor bi mais nag hélas bëgg nañu aussi en dehors de loolu parce que l'après Covid day am li ni mel du ñu bëgg a croiser les bras mu jëm rek tey jii nii ñu ne Covid jeex na déedéet dañu bëgg a pérenniser te pour loolu pour mu pérenne pour mu jëm kanam il faut que appel bi ci population yi lay dem dañuy ñaanal population yi ñu jàppale ñu bu baax
xam ne liñ fiy liggéey pour ñoom la liñ fiy def pour ñoom la bon li nga xamante ne yow yaa ko moom da nga si war a jël sànni si mat rek pour mu gën a dox waaye bu ko nasaxal parce que boo ko nasaxalee aussi itam yow sa bopp ngay nasaxal. waaw jërëjëf Daour wax ji rafet na vraiment résumé nga lépp encore une fois merci et li ci des mooy na population bi dégg message bi. jërëjëf loolu nag muñ dañ koy gën a yóbbaal ne population bi gën a dégg message bi parce que ñun ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk génn gaal gi dama koy faral di wax ñun ñëpp Ndenaat lañu sant. yëf yi du yëfu El Hadj Sana yëf yi du yëfu Daour yëf yi du yëfu Abdourahmane yëf yi du yëfu Ablaye Ndiaye yëf yi du yëfu Youssou Ndiaye yëfu Ndenaat la ku jàpp ne mbir mi réussite bi si yow la yaakaar naa ne doo def lu koy yàq te bu dëkk bi amee sécurité bu ak dëkk bi amee bu may sécurité sanitaire ak sécurité leneen ci ama lépp ñun la bon ñun ñi nga xamante ne ñun la nañu fexe ba suñu taxaw dëgër bu dëgëree rek lépp bu baax. jërëjëf encore une fois Daour. merci grand. merci jërë ngeen jëf Moussa. ma jël la wala. waaw yow bon rapidement 2 minutes 3 minutes ah. Abdourahmane moom waa APEX la quoi boobu. ah kii waa APEX la. on a besoin de l'essentiel de. waaw boobu Moussa comme toujours bon je sais pas maintenant le dernier mot comme tu es le dernier intervenant. le dernier mot par rapport. À la journée d'aujourd'hui, la journée de réflexion, ou bien la journée de mise en place du comité, de dire tes impressions par rapport à cette rencontre. waaw samay impression d'abord sant yàlla la parce que déjà dugg nañ ci koor gi bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu ci santaat yàlla di ci jéggalu di ci baalu àq mais aussi un sentiment d'espoir parce que déjà à travers li ma dégg fii ci li ñu wax rek li ma ciy jëlee mooy que ne donc c'est un message bu jógee Ndenaat bu ñu adressé à toute la population yoffoise pour ñu mutualiser suñuy effort ak suñuy force pour xeex li nga xam ne moom la ñuy xeex. Daour l'a dit tout à l'heure c'est vrai que soubassement bi au départ c'était la pandémie mais il y a après pandémie donc qu'on se voile pas la face. Yoff est en train d'être gangréné par la délinquance c'est un fait réel nañu wax. mbir mi nu mu tudd et que lii peut-être départ ci Ndenaat ni ñu ñaan yàlla mooy comme ni ma ko waxee tout à l'heure mutualiser nos forces au niveau de tous les quartiers de Yoff que mu am benn synergie ñu mun a toog après pandémie bi mun a vraiment réguler notre vie parce que ça sert à rien bu Ndenaat gënoon nickel ci àdduna bi te yeggul Yoff donc suñuy doom buñ génneet nañuy jële ci mbedd mi la ñuy dugalaat ci kër yi donc vraiment si j'ai un appel à lancer mooy que ne à travers ça vraiment comité de gestion yëpp ak comité de quartier yëpp vraiment boole seen doole ñu toog ànd parce que Yoff ñun ñëpp la munoo séparer Ndenaat de Yoff comme munoo séparer Ngaparou de Yoff ñu boole lépp waxtaane ko yàlla suturaal ñu am ci sutura mais di la gërëm yow aussi wax dëgg yàlla à travers kii bi ngay def nii parce que réseaux sociaux yi nit ku ne da ngay méngoog sa jamono on a vu que c'est le système d'information le plus rapide actuellement et que donc c'est le moyen également bu nga xam ne ci ngay ëpp cible bi ngay toucher donc ñu gis liggéey boo am solo boo ciy def di la ñaan yàlla di la baalu àq d'abord ci loolu mais di la ñaan yàlla aussi mu dëgëral la ci macha allah yaa xam ni nga ci yéene yàlla na la ko yàlla mottali donc comme ni ma koy waxee toujours rek Ndenaat ca kaw ca kanam jërëjëf. ok merci Moussa jërë ngeen jëf bon jërë ngeen jëf à la prochaine.